rek ñu waxtaan li nga xamante ne moo jëm ci activité génératrice de revenu léegi Mamy mu bëggoon rek nga wax ñu tuuti ci activité génératrice de revenu yooyu. jërëjëf Mado waaw activité génératrice de revenu yi moom dinaa ci sawar a wax bu baax ndax yàlla dafa def ñu bénéficier wu d'un siège parce que suñu ay yeneen i moroom yi nga xam ne amuñu siège amuñu fu ñu defee seeni activité génératrice de revenu te ñun yàlla def na macha allah wax dëgg yàlla kooku dañ koy sant di ko gërëm ñi nga xamante ni ñooñu ko xeexal ba siège bi ñëw Hann Bel-Air ak ñi nga xamante ni ñoo fi nekk en ce moment muy la mairie jàppale ñu ba nga xamante ni ak case bi bu naroon a feebar baa mu sibul sax ñoom dinañ ko dundalaat ci compte wax nañ léegi ci céréale bi partenaires yi mairie la jóge savonnerie bi nag ñun ñoo demoon bokki ci benn kuréel gu ñuy wax la coopérative des femmes coopération des femmes du Sénégal mu amoon benn encadrement nag wax dëgg yàlla boo xam ne moom tamit de passage ni ngi koy nuyu bu baax mu tudd Amsatou Thiaw mu defal nu formation yu bari surtout en gestion lépp luñ ci rëccoon moom ko defal. ndaxte am na ñoo xam ne ba ñuy doog a commencé dañ doon jël saabu di ko transformer pour mu nekkaat mu sakkan nekkaat saabu mais saabu bii ñu leen di won di leen présenter léegi ak productrices yi ñoo koy liggéey ak matière première yu ñuy mélanger defal leen formation yoo xamante ni won leen ni nga xamante ni dañu war a respecter les normes respecter li nga xamante ni mooy qualité de matière première bi ndax matière première bi benn bu ci foire rek day feeñ ci saabu bi mi ngi mel ni tey ji nga am sa nen di ko mayonnaise rek nen bi su amee lu nekk ci biir mënoo fexe ba am mayonnaise bu baax kon savon nekk na liggéey boo xam ne liggéey bu délicat la waaye yàlla def na ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko yore macha allah xam nañu li nga xamante ne moom lañ leen defaloon formation mokkal nañu les normes te wax dëgg yàlla procédure bi nga xam ne de moom la ñuy mëne ba seen saabu baax ba nu emballé ko ba mën ko jaay dans les foires parce que ñun bu nu amee foire dañuy dem jaayi saabu dañuy toog sax ñu ñuy téléphoné dina wax ne seen saabu mbur beef bi dañ ci bëgg di wala la foofu tamit wax dëgg yàlla ñu fiy remercier encore Khady Fall ndax foofu tamit moo fa nekkaat suñu secrétaire administratif ndaxte liggéey bu nekk rek da nga koy jox àqam yow foo ci mënul rek jox moom tamit mu ciy liggéey ba mucc ayib bu ñu amee réunion wax dëgg yàlla mu ñëw toog indi ordinateur am wax dëgg yàlla foofu tamit dañ fay cotiser mensuellement dafa li wane lan mooy njëriñil saabu bi ak tam bu demee ba année bi jeex dinañ def restitution globale situation globale ci saabu bi lan la ñu liggéey ci at mi fan la xaalis bi toll. foofu saabu bi wax dëgg yàlla loolu lañ fi nekk productrices yi dañ leen di motiver muy productrice su savonnerie di productrice su céréales kenn fayu leen parce que liggéey bi ñuy liggéey mën na am ñun eggaguñu fu neen defalee salaire waaye donte ñoom jotuñu salaire dañ leen di motiver mais ñoom wax dëgg yàlla kontaan nañu ci seen motivation ba nga xamante ni su saabu bi demee bay jeex sax dañ may avertir ni ma mère Ami préparer matière première luñ ko jëndi ndax saabu baa ngi jeex ndax saabu bi nag les premiers clients du savon sont les groupements ñi nga xamante ni ñoo adhéré fii. xam naa ci noonu la ñuy demee pour visiter suñu stand kii bi de savonnerie pour waxtaan ak ñi nga xamante ne ñoo nekk ci ginnaaw léegi maman Coumba Diagne ma bàyyi la rek nga nuyoo suñu mbokku internet yi. asalaamaaleykum mbooloo mi ku ci nekk maa ngi lay nuyu ci sa tur ak sa sant di nuyu mbooleem ñu fi toog di leen gërëm di leen sant di ñaan yàlla ñu commencé ci bisimilah eggale ci alhamdulilah rabil alamin jërëjëf. merci beaucoup maman Coumba Diagne loo ñu mën a waxee ci production wu savonnerie. production bi dañoo ngi jënd suñu première matière huile palme la ñuy jënd ak carbonate ak xeme ak mbër boof moom lañ koy defaree ak suwaañ tuu ak xasum xay ak fuddan moom lañ koy boole di ko defaree bu ci nekk nag ak benn biñ koy defaree noonu lañ koy defaree boole suñu matière def suñu composé daal di togg. d'accord léegi ana ban qualité nga ñu mën a wax ci savon yi ngeen di
produit. ban qualité. waaw qualité bi muy def ci ndax am na savon yi nga xamante ne saabu yoo xam da nga koy utiliser tey mu lay def ay picc wala saabu yoo xamante ne arrangé wul yéen ndax seen saabu yi ban qualité la am. saabu bi day faj mbër boof bi ci nekk moo tax muy faj soigne-tout bi day faj boo amee picc wala siti lépp da koy faj loolu moo tax ñun ñu yor matière bi gën a baax ndax moom mooy mbër boof bi rek nit am góom rek nga sange ko rek dafa baax rawatina nag boo ko boolee ak dëwlin bii ñu koy defaree noonu lañ moom moo tax moom mu baax xasum xay mi it day faj fuddan bi it day faj loolu lépp dafay faj siti moo tax ñu koy defar mais bu ci nekk nag suñ koy defar bu ci nekk à part lañ koy defaree dañuy defar fii xasum xay mi fii dañuy defar fii côté bi fuddan bi dañuy togg fii mbër boof bi nag moom la ñuy boole ak soigne-tout bi suñu amee suñu xollitu orange ñu sànni ko ci def ko ci. d'accord maanaam production yi ñu jox yëpp c'est des produits bio yoo xamante ne nit ñi mën nañ ko utiliser que mag mën na ko utiliser xale mën na ko utiliser léegi ma wax ko moom bëggoon xam rek chaîne de production boobu noonu combien de jours la leen di jël. mën nañu liggéey tey bu ñu fi mu nekk nii jënd nañu suñu dëwlin ba pare suba dañuy ñëw raxas suñuy bagages fóot defar raxas ginnaaw suba ñu ñëw baxal suñu mbër boof daal di segg ñëw teg bu lëndee ñu commencé mën nañu dem lundi mardi ba mercredi jeudi ñu pare suñu paree dañuy teg ci suñu taabal dagg bu ñu daggee ñu weer ba mu am fi ñeenti fan wala juróomi fan ñu ñëw wala semaine ñu ñëw emballé parce que boo ko xasee ba dagg rek jeex na. léegi ma bàyyi la rek nga présenté ñi nga xamante ni ñoom nga bokkal unité savonnerie. savonnerie bi ñi ma ci bokkal mooy sama yumpaañ Néné Sarr ak Fat Bintou Sagna ak ku ñuy wax Oumy Diop yàlla dafa def mu xaw a jagati ñu ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla may wér ak mboolem mu jullit ñooñu lañu ko séqal ak suñu tante ma Amili ak Ndey Xadi Fall ñoom ñoo ñu ciy jàppale. d'accord merci maman Coumba léegi maman Coumba pour jeexatal suñu visite stand de savonnerie bi formation bi ngeen recevoir ci production wu savon yi ndax am ngeen ci njëriñ boo xam ne gis ngeen ci seen bopp wala ndax seen clientèle en dehors des femmes qui sont dans le groupement gis nañ ci seen bopp. loolu sax gis nañ ci suñu bopp loolu ndax tey bu ñu jógee rek mën nañoo defaral suñu bopp te am na ñoo xam ne it jàngal nañ leen ko fi ñu dem defari ji am na ñoo xam ne ñëw nañ ñu commande ñu liggéeyal leen ñu yóbbu dem jaayal seen bopp. maanaam production savonnerie ça ne tourne pas juste au sein des groupements ça veut dire que yéen génn ngeen tey maanaam produit génn na tey en dehors des groupements. alors maman Coumba maa ngi lay jaajëfal bu baax tu nous as permis de visiter ce stand et aussi au passage xam naa dinañ jàllale loolu pour que gars yi xam ne que mag ak ndaw yëpp mën nañ utiliser produit bi. merci beaucoup alors maman Ami ñoo ngi noonu jox nga ñu aval ñu visiter stand de savonnerie bi ñu gis ne que aussi c'est des produits bio yoo xam ne moom ngeen di utiliser et que xamal nañu que ni produit yemul kese ci biir groupement bi léegi loolu ñu mën a wax ci unité céréale. waaw unité céréale bi li ma ci mën a wax moom mooy wax dëgg yàlla di gën a rafetlu li nga xamante ni ñoom ñooy la poule de production di leen sant di leen gërëm di leen jaajëfal yàlla def na tey jii comme affaire bi dañ ko reporté ko tey jii kenn moo fi teew mu ku ñuy wax Issa mais heureusement moom mooy chef de production ndaxte moom ci boppam bokkoon na ci ñi demoon ITA recevoir la formation surtout en qualité et l'hygiène ndaxte toujours dama koy wax dama naan cere ku nekk sa yaay jàngal na la ko mooñ ak arab mais soo gisee ñuy def ITA pour naka la ñu mën a fexe ba am qualité ak hygiène ba nga xamante ni ñun lu ñuy produire day génn ci ñun di dem en Europe di dem fu nekk ndaxte ñun dañuy sécher suñuy
matière première ñun jaay ñu lu tooy joxe ko ñun dañuy joxe loo xamante ni suñ la ko jaayee mën nga ko téye sa kër 6 7 mois 8 dalay dem sax ba 1 an du def dara ndaxte qualité de production bi moo tax ak ñi nga xamante ni jox nañ ko ak xam ba nga ni wax dëgg yàlla macha allah buñ fi toogee yow da ngay xam ne lii amoo seen bay wante Madou bala ma doon jàll bëggoon naa remercier pool de savonnerie bi ndax Kumba wax na rek mais Kumba rek yorul liggéey bi ku ñuy wax Nende Sall mu ne toog Fat Bintou mu nga ne toog ñoom ñoo bokk seen liggéey yi savonnerie bi te wax dëgg yàlla ñoom dama gis benn solidarité bu nu mën a ci seen biir tey jii kenn ku ci am tawat wala nga am empêchement ñeneen ñi dañuy liggéeyaale la xam nga wax na léegi ni Oumou Diop ci la bokkoon mais dafa tawat mais yàlla xam na ne am na liggéey boo xam ne biñ ko paree dañ ko yónnee motivation ni ko tawat moo tax ñëwoon kon te ñoom solidaire boobu ñu dugal ci seen biir il faut ñu waxe ko waaw il faut ñu waxe ko léegi production céréale Issa comme yow yaa fi nekk yaa yore production bi konte yow la ñuy interview nga wax yow production bi fan ngeen dale comme dafa fàtte wax ñoom ñi ngi produire 7 bidons de 20 litres ñi ngi commencé woon 2 bidons bi ñuy commencé mais bi ñu demee ba xam ne di togg ñu ni kon nanu toggandoo lu bari loo xamante ni dinañ ko mën a jaay 2 mois ba 3 ñu mën a jëlaat ndax togg bi dafa métti donc ñoom seen quantité de production 7 bidons de 20 litres la ñuy produire ci durée boobu mu leen wax kon Issa yow ma bàyyi la ak ñoom nga waxtaan ak ñoom yow lan nga gisee production bi ndaxte yow yaay chef de production bi te wax dëgg yàlla yàgg nga ci demoon nga ITA ñëw nga di joxe sa xam-xam bokk ko ak say morom solidarité bi nekk ci sa pool de savonnerie yéen tamit moo nekk ci yéen loolu tamit dama koy rafet te elles sont des présidentes des groupements nekkul membre yu nu for ak indi la danoo bokk ci groupement yi ndax ànd defar Yaraax moo waxaat ko 23 groupement la mais 23 groupement yi dañoo ñëw adhéré waat ci dans le comité consultatif pour que foofu bu maire joxe wa appui financier ñu mën cee bénéficier wu ndax maire foofu lay sotti xaalis de passage ñu ngi koy gërëm di ko sant moo nu boole partenaire non seulement chaque année bi ñu commencé 2009 ba léegi suñu wàññee li nga xamante ni maire dugal na ci ñun dem nañu bay ay 13 millions. alors Maman Issa ñu bàyyi la nga présenté nuyu suñu mbokk internet yi. waaw asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di sant yàlla sant yonent ba Sëriñ Tuubaa sama sëriñ wax dëgg yàlla bañ commencé ba tey noo ngi ci si jàmm di def li ñu war si liggéey bi wax dëgg yàlla gisaguñ fi daal dara lu nga xam ne war na noo def nii mooy daal ndax mën nga cere mooy ndax am géej am na ndox ban toll ci wax ko. alors Maman Issa nga nekk chef de production bi tey loo ñu mën a yokk ci loolu noonu nga nekk chef de production tey lan nga ñu mën a wax ci liggéey boobu. waaw si liggéey bi de mën naa leen cee wax loo xam ne bu ma président woo ne ma dañoo war a liggéey dinaa woo groupe bi ma àndal nun dañuy ñëw bale raxas suñuy bagage ba mu set bu ko defee nu doog a joxante ku ne waxtu wi ñu fi war a ñëw heure bu nu ñëwee itam bu nu egsee dañuy teg suñu ndoxu eau de Javel ak suñu kii koto la ñuy wax raxas ba mu set nu doog a commencé liggéey noonu lañ koy doxale ñun comme bu ñu maam yi woo tey dañuy dem defari raxas bu ñu xëyee dañuy xëy raxas ci suba gi defar ba mu set nu door a commencé joxe nag heure bi ni ñëwee loolu la ñuy def bu ñu ñëwee nag commencé liggéey. door a liggéey d'accord léegi Maman Issa ñu gis ne que ñiy def les productions céréales daanaka dafa bëri et que de tous les points kiosque yi jaay production céréale bëri na mais li leen différencier tout le temps mooy qualité bi léegi yéen seen qualité produit céréales yi ngeen di produire lan lañu ci mën a wax. nun de wax dëgg dañuy am matière bu baax suñu dugub bu baax bu nu amee suñu dugub dañuy defar ba mu set dugub ji nu bees ko ba mu set tànn li ci nekk ba mu set génne fële commencé nag dem yóbbu ci machine ba bu ñu soqalee ba pare tam nu beesaat ba mu set nu daa dogo nag sebet nag defar dinañ fi am ñaari semaine daal dinañ ko fi am pour defar suñu cere ñun lépp lu nu amee matière bu baax rek moo tax ñu ko doon def. d'accord les productions céréales yi yan composition cere kese ngeen di defar wala am na yeneen composition. ñun yëpp nañ defar maïs mboq nañ defar ceeb nañ defar dugub yooyu yëpp la ñuy liggéey.
cere araw yëpp araw ak yëpp la ñuy defar Brésil waaw cere am na araw Brésil d'accord waaw xankal bi aussi waaw d'accord ak Brésil waaw bu loolu lañuy am léegi production bi ngeen def maanaam céréales yi ngeen def ndax njaay mi ci groupement bi kese la yem wala moom àddu ci bi njaay mi day dem ci groupement bi waaye yemul si groupement bi tam ndax am na ñu koy jënd muy génn ñu leen koy jaay muy génn bokkut ak groupement bi te waa groupement bi chaque jour bu ñu fi groupement la treize ku nekk da ngay jël yóbbu sa kër waaw te teewut am na ñuy am commande yu ñuy commande ñu leen koy jox ñu yóbbu. d'accord tey nga nekk chef de production unité céréale formation boobu lan la indil tey lan la indil tey wala ban njëriñ nga ci ah gis naa ci njariñ ndax boo nekkee say moroom nga dem ba am lu xam ne boo xëyee boo fa yëngutoo am ca sa looyu lijjanti sa njaboot loolu sant yàlla la te ay mag lañ waaye teewul nag ñoo ngi ciy sant te gis nañ ci suñu bopp ndax magum jëm lu muy liggéey di ca gis boppam rek sant yàlla la. d'accord léegi maman ñu bàyyi la rek nga présenté ñu un peu sa équipe bi ak ni ngeen di liggéeyee. waaw équipe bi de ñun juróom lan waaye dañoo kii de ay waaye nag bu nu commencé liggéey moom boo ñëwee doo xam ay mag a fa nekk ak xale. waaw mag yu am activité lañ daal nañ ko defar ba mu baax boole ko feccoo ko tëggu ba kër ñu pare waaw. d'accord kon waa groupe Thiéré macha allah ñoom lay jaajëfal bu baax maman Adi Sow nga xamante ne permettre nañu tey ñu visiter unité céréale boobu léegi maman bi ñu dellu si waat rek sur plateau pour may la nga introduire unité bi nga xamante ni mooy unité perlage. d'accord Mado perlage sax nekk bu gaa unité waaye ñu ngi koy waajal incha allah bu soobee yàlla ni ñu amee formation savonnerie am ko céréale sànq rek suñu càmmiñ bi suñu doom boogaa maa ngi koy saluer de passage saa yi ñu amee lu mel nii nga soo ba léegi ñu ngi yendu ak ñun suñu amee lu mel nii moo fii ñëw moom moo yore microcentral bi moom bokk na ci ñu ñuy siiwal lii bokk na ci ñu ñu ko xeexaloon bu yàgg moom boogaa amuñu fay bu ko ñaanal yàlla yal na ko yàlla fay li nga xamante ni noonu la respecté jigéen ñi wax dëgg yàlla mu siggal na bu baax amul lu muy def ci dëkk bi rek te boolewul xam nga suñu ci dul woon boole sax ñu gis suñu bopp mais lu muy def ci dëkk bi yéenay suñu yaay ñëw leen jàpp ñëw leen appui loolu lu ñuy joxe suñu alal neex nañu ndax xam nañ ni moom buñ ko joxe yóbbu ko ca poso da koy yóbbu ca kuréel ga nga xam ne bokk na ca ni leen maire yi ñoo def lii may présenté suñu benn membre boo xamante ni dañoo dëkk ak moom muy suñu jabar di suñu rak di lépp ci ñun muy Adja Néné Ba Néné gis ngeen li mu tiim moo ko liggéeyal boppam moom mooy nasal boppam lépp te Néné xam nga fu mu nuy sigile xam nga saa yu meer amee gan meer soo amee ganu ñaari fan benn bi danañ ko jigéen ñee ko moom sànq wax naa ko ci suba boobu ci kiiw Petersen bi amul gan bu fiy ñëw boo xamante ne dina xam ne gan gi kat dina am lu mu apporter jigéen ñi même bu dee des encouragements sax dina ko indi mu ne ko demal yóbbu te Néné bu boobaa mu ñuy représenté ci perlage ndaxte bu boobaa ñun am nañu fi atelier de couture mais amaguñu atelier de perlage te loolu bokk na ci initiative perspective boo xam ne boogaa mi am na lu ma ci wax laan sax nga xam ne bu ñu paree dinañ ci dox ba mu formé nu xale yi ndax li muy def rafet na non seulement bu partenaire yi ñëwee dina exposer pour vendre mais genn wàll gi daf koy joxe kat genn wàll gi yëpp daf koy joxe kat ba pare dafa bokk ci comité consultatif nekk présidente groupement di respecter les heures de réunion di ñëw wax dëgg yàlla xoolal tey ça dépend mu jaay ak mu jaayu moom na ñëw rek comme woonakale gis nga mu ñëw ak coow ci suba la ñëw exposé liggéeyam bi ñu koy ñaanal yàlla yàlla wéral loxoom ak i bëtam ndaxte moom moo koy defaral boppam te wax dëgg yàlla daf ñuy représenté fu nekk ndax dafa bokk ci yeneen i kuréel nag yoo xamante ni man damay génn di ko gis suñu yeneen i partenaire di ko appuyer ndax li muy jaay moo baax léeg-léeg sax mu ooma téléphone déey ma loo xamante ni wóor na yàlla nekk woon sama xel ni ma ah mais ami baal ma de est-ce que suñu defoon bi kon nee na man jàpp naa la ndax conseil yooyu ngay wax moo tax toujours damay wax naan dama nekk président ne doxaluma dara xelu nit ñi lay doxe dañ may oo téléphone di ma wax suñu defee nii te fekk ñoom seen xel la ma ñëw rek daal di koy teg su table yi ñu appui d'accord xam naa ci noonu la ñuy def rek dem visiter tuuti stand maman Néné alors maman Néné Ba ñu bàyyi la nga présenter nuyu suñu mbokk internet
asalaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi leen di nuyu di leen ziar voilà man la Néné Baro di directrice su Djibo Création di yëngatu tout ce qui est perle. léegi maman Néné ñu gis ne que seen président maman Amélie joxe na comment dire rafetlu na bu baax liggéey bi ngeen def ñu wax nañu tamit ni que liggéey bi yow yaa koy def de tes propres moyens tey ban amour wala ndax noo ñu mën a partager passion boobu nga am pour di def perlage yi. waaw man moom perlage sama passion la te wax dëgg yàlla ma ci autodidacte nag jàngewuma ko fenn waaw jàngewuma ko peut-être toppee na ma ci théâtre benn troupe théâtrale bu ma newoon étant jeune fille maa ngi waa Ziguinchor la nekkoon naa ci benn troupe théâtrale bu ñu naan Taalin Taali mais ñun ñoo doon defaral suñu bopp tout ce qui est perle après boobu daal wax dëgg yàlla man tout le temps su ma yoree perle yi dama ciy essayer waaw dina yàlla dimbali na ma daal mais mën naa ci defar ma ciy defar ay saakaame mën naa ci defar ay daal ay nappe de table beaucoup de choses daal waaw ba yàlla def daal mu nekk sama métier waaw ma ciy yëngu. d'accord léegi maman Néné ñu gis ne que bon li ngay liggéeyee perle yi travail bi kii na dafa multiple maanaam dafa bëri ndaxte yaa ngi ciy defar ay collier ba tax na mën nga sax defar ay lam wala yaa ngi ciy defar aussi yaa possibilité nga defar ay sac yoo xam ne c'est perlé léegi matière première bi nga utiliser maanaam perle yi nga utiliser ndax doo am ay jafe-jafe pour am perle yi. Non actuellement moom à Dakar am jafe-jafe pour am perle yi peut-être que am na yenn perle yoo xam ne Grand Foire rek laa ko mën a amee. waaw parce que xam nga client yi moom ku ci nekk ak sa bëgg-bëgg am na ay perles yoo xam ne suuf Grand Foire amee si laa koy dem jënd jéem ci am stock boo xam ne saa yu ma ci amee commande rek du ma am problème mais am na perles yoo xam ne tout le temps soo demee ville da nga koy am facilement. d'accord léegi maman Néné dañ lay bàyyi nga présenter ñu sa stand de perle. waa gis nga yii yëpp samay création la waaw ñun dañuy jéem di góorgóorlu rek loo xam ne peut-être dina am yoo xam ne mën nga gis perle bi mais modèle bi doo ko gis sur le marché comme par exemple lii samay propre œuvre la yoo xam ne man maa ko créé voilà bon ras de cou la c'est fait à base de perle en cristal mooy doré bi léegi ay perle tube la sinon gis nga ça c'est modèle Baye Fall la mais d'habitude ñoom dañuy takk lii rek waaw yi c'est des produits yoo xam ne Mali lay jógee mais man maa ci créé samay création waaw maa ci def samay kii daal sama style voilà yii c'est des bracelets en wax nga xam ne mu ngi sur le marché dama ciy liggéey comme ni may liggéeyee ci perle noonu lay liggéeyee aussi ci wax voilà léegi ngay gis na la ay peme la waaw ay peme la waaw yi tamit peme la mais ay création voilà. parce que peme dañuy gis d'habitude maman yi dañ koy utiliser. ils utilisent ça voilà ci cérémonie yi ci cosaan gi et tout léegi yow ñu gis ne que tu as modernisé cela et que dem nga ba di ci defar perle moderne parce que peme peut-être les mamans peuvent les utiliser mais nous les jeunes on les utilise pas donc peut-être bu ñu demee ba gis ne que c'est modernisé et que yaa ngi ciy def ay collier wala. si actuellement nag xale yi yow xam nga ne xale yi dañoo commencé di sol ay mbubb macha allah waaw dama ci am ay xale yoo xam ne dañuy commandé ay kii koy nu mu tuddati ay caq yoo xam ne dañ koy mën di ànd boole cuub yi comme par exemple lii bon xam nga lii moom macha allah soo solee sa cuub ba pare teg ko sa kaw gis nga nu mu lay jox waaw. lii xale mën na koo sol comme mag nu mu ko mënee sol léegi xale yi bàyyiwuñu ko mag ñi de waaw macha allah. ok maman Néné Ba ñoo lay jaajëfal bu baax ci bis bi. voilà merci te di wax ne comme président nu mu ko waxee rek dañu doon koccal di am lu ndaw nag wax dëgg yàlla waaye tey moom soo demee ba ma amélioré mbir yi nekk ci perle ñëpp xam nañ ne ku xam perle dëgg soo bëggee liggéey bu baax dafa cher waaye bu dul woon ñoom nii man samay mbir du yokk wax dëgg yàlla may nañ ma doole
dooleel nañ ma ba ma ñemee cee boole commandé ay dàll ci suñu cordonnier yi ñu xam nañ ne dañoo ne nañ def consommer sénégalais donc looloo tax wax dëgg yàlla maa ngi leen di jaajëfal encore une fois de plus di leen di ci ñaax jigéen yëpp daal nañ ñëw booloo ànd liggéey ndax li leen banques yi di financé sa moroom jigéen financé la ko nga dellu ci fay mun naat dara gënu ko jërë ngeen jëf. alors moo ngi noonu ñun ñoo ko gisandoo am nañu temps wu dem visiter différents stands yi nga xamante ni ñoom la jigéen ñi nekk ci comité consultatif bi di liggéey donc du coup moom noonu ñu am ci contentement gis ne que y a des unités de perlage y a des céréales et des savons donc voilà dañuy continuer wéyal suñu waxtaan rek maami ñu waxtaan ci point yu bëri léegi nag ma bëggoon rek ñu waxtaan tuuti ci côté finance maanaam groupement am ngeen ay points d'adhésion am ngeen nga xam ne noonu loolu la nit ñi di andi bu ñuy adhérer mais ci groupe bu nekk rek parfois il faut que du manquer du ñàkk ay manquement tey au sein de votre comité lan moo nekk tey seen handicap. waaw Mado ñu sant yàlla julli si yonante bi handicap du ñàkk surtout période bi nga xamante ni Covid bi dafa dugg si. bi période Covid bi dugg see ñun dañu defoon ni Covid bi day ñëw rek dem yoonam léegi ñu toog lu mat 5 mois defuñu benn activité case bi kenn ñëwul réunion wuñu amul adhésion amul cotisation mensuelle amul activité bi ñu xamee ne nag lii dañu war a xool naka la ñu war a dundee ak moom respecter les mesures de barrière fexeel activités yi ñuy def ko au niveau restreint bi nga xamante ne dootuñu jégg sàpp yi ci la ñu reprendre bi ñu reprendre nag am na ñoo xam ne wax dëgg yàlla fekk na la nga leen joxoon seey na ñooñu fuñ tolloog ñoom naxante ak ñoom ba ñu mën leen ba ñu mën a ñëw ñu waxtaan ak ñoom ñu fay nànk-nànk liñ fi yore woon ndaxte mënuloo financer nit ki ba pare fay seegul nga di ko dolliwaat mais di nga ko alléger paiement bi ba nga xam ne am na ñoo xam ne ñu ngi commencé di alléger seen paiement pour que ñu mën a reprendre seeni activité beneen bi nga xamante ni am nañ ko ci point faible yi mooy que comité consultatif à part la situation financière jël cotisation mensuelle versement de frais refinancer groupement yi activité qui génère les revenus moom ñu ngi ciy dox boobu ba léegi te Covid bi bokk na lu ko bloqué parce que dañ ciy sant wax dëgg yàlla madame la ministre daf fi ñëwoon def fi weekend social bi mu ñëwee def fi weekend social mu daal di ñuy may ñaari grande cuisinières yu mag ci la ñuy ne compté nañu yóotu formation pâtisserie bu nu amee formation pâtisserie ñu utiliser machine yooyu dina baax mais bi ñu waxtaanee ba d'accord rek après ci leen ne nañu moytuwaat rassemblement bi nanga moytuwaat rassemblement mais fii may wax ak yow ñi ngi presque en cours pour recevoir la formation en pâtisserie redynamiser l'activité micro-jardinage parce que activité boobu dafa am ay CPC yu nekk ci dëkk bi yoo xam ne dañ leen war a jàppale nga xam ne wax dëgg la ay bi Fatou Niane waxee ci projet Milan bi foofu la ñu defee seen formation te am na ñoo xam ne ba léegi ñu ngi maintenir seen i CPC maanaam les centres de production communautaire ba léegi am na ñoo xam ne benn yoo xam ne buñ la fa yóbbu woon rek yow doo bëgg lu génne li ca poche rek jox ko ni ko continuer sa activité ndax matériel bi màgget na intrant yi amatuñ ko semence yi nga xamante ne moom lañ doon jëfandikoo yooyu yëpp manqué na loolu mooy première activité comité consultatif ndaxte loolu ñun ñëpp ñoo ko bokk porte envers la ñëw nekk 24 CPC ñu financé à première tranche deuxième tranche troisième tranche Fane wax na la ko ñun ñoo nekkoon les monitrices ñoo ëppale bénéficiaires ci les 19 communes parce que li tax ñu ëppalee les bénéficiaires dafa fekkoon rahmatullahi alayhi yàlla na ko yàlla yërëm mooy Amadou Dia ba mu ko fi fekkee commune yëpp dañ doon wax ñiy def formation bu ñu ñëwee da ngeen leen laaj kenn ku ne 1000 francs 1000 francs 1000 francs 1000 francs moom mu ne bu leen laaj kenn dara yéen ñi nga xamante ni yéen a nekk les formatrices man maa leen di motiver moom moo la doon motiver ba bala Milan Dakar dinu woo dinu léegi ñun mën nañ leen motiver commune yëpp ñoo doon joxe seeni participation ba mu des commune moo tax ñun ñoo ëppale les bénéficiaires nga xamante ni ñi ngi doon yëngatu ci micro-jardin problème mu terre bi nag moo ñëw wax dëgg yàlla enlevé leen ñoom ñëpp
mu leen enlevé fay leen xaalis ñu dem yokk seeni kër ndaxte kër yu bari dañ ko wàññi ñu dem ñii am na ñu di ci def seeni taw mais bariwul daal activité mais am na ñu nekk Paar am na bu nekk Duuru Mbaj benn bi ngi fii moom wax dëgg yàlla macha allah dama wàññi place bi pour def ci sama unité de céréales waaye place bi moom macha allah c'était baax. loolu daal mooy sunu inconvénient ak tam loo gis rek day am ak crédit de souffrance. am nañu ay crédit de souffrance. crédit de souffrance soo ko déggee mooy nit ki leb la ka jàppoon ba mu leb si bu ko bàyyi woo ñu ne duñu mën a fay te Covid bi dugg si na ba nga xam ne activité yëpp dafa wàññeeku ci nit ñi loolu yëpp comprendre nañu mais terewul ñun ñi nga xamante ni ñi ngi continuer suñuy activité ñi ngi naxanteeg ñoom dàquñu leen parce que ñëw nañu ba adhéré seen adhésion mi ngi ci kees bi kon te commencé nañu cotiser mensuel mais loolu kenn du ko dellu dañuy naxanteeg ñoom pour ñu dellu si waat encore une fois ñi ngi remercier wax dëgg yàlla la mairie jàppale nañu bu baax ndaxte man dañ ma def conseil municipal société civile pour que mu mën a am des informations ci jigéen ñi indi fii ci jigéen ñi kon te wax dëgg yàlla loolu tamit jàppale jigéen ñi tax na maire def ko te wax dëgg yàlla ni ñuy jàppale ba nëgë ni daaw lu ñu doon jàppale yàlla moo ko tudd waaye ni ñuy jàppale loxoom jubbu si te ni ñuy encadré wax dëgg yàlla di xool fu nu toll fu nu nekk macha allah fu ñu dem sax moom mooy jëkk soulever le 27 moo naan jigéen ñi la 27 ñoom moom la 27 kon wax dëgg yàlla di sant di gërëm tamit ñi nga xamante ne ñoo yore njaay bi gis nga ñuy produire bokkul ak ñuy jaay maanaam ñu yor chaîne de commercialisation. très bien xam naa fa laa nar a jëm boo ma ko mayee rek ma continuer ak maman Awa Cheikh Dieng ndax gisoo leen ñu def ay boutiques de céréales wala ay boutiques yoo xamante ne c'est des kiosques de proximité bu ko ni soxla tey koo xam ne sori na case bi mën na jege gox boobu noonu. waaw ndax boo xoolee sax boo xoolee Auchan yi sax ku mel ni Khady Fall mi demoon na bay def loolu waaw di ci wut ay clients ñun tamit fu nu toll dañuy wut ay clients di xool nag fu nu yàlla may nag ba suñu kiosque bi nekk ci biir case bi ñu amee feneen fu nu teg kiosque. maman Amy dañ lay delloo micro bi nga partager un peu ci perspective yi ngeen bëgg. waaw perspective yi ni bëgg wax naa ko sànq nee naa bokk na ci formation parce que formation du mos a doy formation yi nga xamante ni bokk na suñuy perspective mooy formation pâtisserie bi boobu ñun ñëpp amuñu ko bëgg nañu redynamiser l'activité micro-jardinage parce que partout dans ci 24 quartiers yi bu boobaa bu ñu ko laalee dinañ laaleel ñëpp incha allah bëgg nañu tam wax dëgg yàlla fexe ba def suñu porte ouverte yoo xamante ni commune bi moo koy organiser nga xam ne su boobaa ndaxte boo seetee xëy na ñun ñu ngi fii ci suñu ruq ak suñu unité de production céréale mais am na bu nekk Maris te dafa bokk ci suñu am na bu nekk en plage dafa bokk ci suñu te kon xam nga tey ji bu ñu doon def porte ouverte duñ ko yemale fii rek dañuy woo suñu ay morom yooyu ni leen képp kuy def céréale am na ñuy def savon am na ñuy def yeneen su boobaa ñu boole toutes les activités produit de la commune su ko defee ñun jigéen ñëw ñu fësal ko bokk toogandoo yëkkateendoo tëralandoo ku nekk jaay yóbbu dinañ am lu ñu identifier muy étiquette yi. d'accord am nañu nag benn loo xamante ni suñ sañoon am ko. maa ngi koy dox. muy emballage de la commune. emballage yu commune bi. emballage de la commune. léegi dama leen di bàyyi rek waa Amy ngeen joxe seen kàddu gu mujj. waa kàddu gu mujj gi xanaa di rafetlu seen démarche yi ngeen def ba ñëw ci ñun ndaxte bu ñu seetee ni tey ji waroon na fekk sax ñu def plateau bi. waaye saa yi ma ko reporté rek da ngeen di nangu. circonstances yi mu dajeel moo tax wax dëgg yàlla ma doon ñaan ñu dund ba def ko ak yéen ndaxte romb ngeen suñu ay jigéen moroomu jigéen yu bari yuy def activité mais ngeen choisir ma fii ci activité développement loolu moom wax dëgg yàlla amul seen fay di leen ñaanal yéen ñi ak antenne bi bu ngeen ko bëgg a egg yàlla ko fa yàlla yeggal di ñaanal tamit jigéen ñi nga xamante ni ñoo nekk ci biir commune bi ñu bokk ak ñun ak ñu ñàkk bokk ak ñun sax te am yéene ñëw yal na yàlla yëkkati ñu ñun ñëpp ndaxte bu ñu amee commune boo xamante ni macha allah dañu am beaucoup d'organisation yu nga xam ne dañu organisé wu commune boobu du mës a nekk commune boo xam ne pauvreté dafay law
te ñun ci loolu la ñu gën a dox réduire la pauvreté bu ñu ko mënul dindi tam ñu réduire ko te boo ni ñu koy réduire mooy jigéen ñi àndandoo booloo du bokk seen i dërëm ak seen i ñaar dërëm yoo xamante ne wax dëgg yàlla seen xel sax du dem ci banque ñun fii dañ na fii woo banque ñun xale yi ñoom ñu may wax di baax ndax banque dafa am intérêt soo feebaree du la baal soo tukkee du la baal te fii xamante ne ñi suñu biir ba ko di feeñal nen leen ko kon wax dëgg yàlla loolu tamit ñu ngi ciy sant di ci gërëm di leen ñaanal di ñaanal ñi nga xamante ni toog nañ fi ci suba ba léegi wax dëgg yàlla bokk ak ñun jotaay bi di ñaan bu benee ne yàlla jotaay bi gën a yaatu bu gënee yaatu bu boobaa yeneen i activité dina dugg si ngeen ne léegi ba ma amee amu leen ko woon duñ fi doon ñëw di leen sant di leen gërëm Aliou kontaan nañu Mado kontaan nañu yéen suñuy doom ngeen wax dëgg yàlla boogaa encore une fois ci suba ba léegi nit ñuy wéttali macha allah kontaan nañu trop moom tamit fi mu ne lu ko war suñu kees gi rek moo ko tax a toog xam naa ne bëggoon na dégg lan la ñu am bis ba ne mun a meer bari ngeen xaalis de wóor na ma waaye tey doo ko dégg tey du ko dégg doo ko may privilège boobu ale moo faat ñaan voilà di nuyuwaat ñëpp di santaat ñëpp ndax woote yomb na mais ñu wuy si la moo jafe surtout ci circonstances yi ñu nekk Covid bi moo tax gis nga distanciation bu ñu def toujours dañuy respecter les mesures barrières aussi di gën a sensibiliser waat njaboot bi ci raxasu bi ak jël aussi les gels alcoolisés di ko utiliser yàlla moo ko fi dugal yàlla na ko fi yàlla jële sant nañu ñëpp gërëm nañu ñëpp kontaan nañu ndax toujours fu ñu daje ndaje bi ma dem fii ba ministère damay naan attestation boo gis boo ko soxlaa ñëwal Hann Bel-Air ci formation attestation boo gis ci formation boo ko soxlaa ñëwal Hann Bel-Air dinañ la ko génnee kon mun naa la wax ne Hann Bel-Air ay jigéen ñu takku ñoo fi ne ay jigéen ñu jàmbaare ñoo fi ne xëy na lu ñuy manqué tuuti rek mooy problème moyen financier mais terewul ñu ngi dajale as lépp luñ ci am rek ñu di ko delluwaat ci biir njaboot bi kon sant nañu ñëpp gërëm nañu ñëpp ndax taxawaayu toogaay bi yàgg na kon ñu ñaan rek bu beneen yoonee yàlla gën ñoo dimbale rek kees yi gën a duuf incha allah ànd bi ñu ànd ak booloo bi ñu nekk yàlla bu yàlla tas suñu yaakaar yéen waa Hann TV ñu ngi leen di ñaanal yàlla fépp fu waay dem muy luy jëmale Yarax kanam seen tànk nga fa macha allah yàlla leen yàlla may wér may leen li ngeen bëgg ci darajay Muhammad ñu ngi damay rappeler au passage rek xam nga sànq bi ñu duggee ci volet commercialisation bi waroon nañ ko préciser xamal nañ leen suñu céréale locale bi am nañu Fra autorisation de consommer moo tax dañ doon def nañ sax ay amoon nañu dañ doon def sax di jaay ci foire yi daal te dafa bokkoon ci suñu projet bi ñuy préciser tamit ak qualité savon bi daal ñuy lancer un appel à la population de Hann de venir acheter le savon ñu ñëw tamit jënd céréale locale bi loolu la ñuy wax yéen tamit seen télé bi tamit wax dëgg yàlla ñun kontaan nañu te lii tamit partage d'expérience la man noonu laa ko mën a tudde daal te tey jii képp ku fi ñëw rek boo fi jógee di nga mën a jàngat te boo fi jógee tamit xëy na boo demaatee sa kuréel ga nga nekk di nga defaruwaat daal ba xam ne bu ëllëgee lii xam te ne ñun am nañ ko ensemble bokk ko ci commune bi groupement bu nekk war na ko mën a am ci localité am loolu rek laay leen di ñaanal di ñaan développement Hann ku jigéen ñi ñu développé daal te jigéen bu ñu développé rek dafa naa ne dëkk bi développé waaw macha allah. Alors merci beaucoup, c'était tout pour notre plateau. Donc ma dellu aussi di leen jaajëfal di leen remercier aussi di vous présenter mes excuses parce que j'ai pris tout votre temps, je vous ai retenu ici. Donc c'était un plaisir de partager ce plateau spécial avec des mamans qui m'ont vu grandir. C'était un plaisir aussi de ñu partager li nga xamante ne mooy femme de développement parce que ku nekk tey bépp jigéen ñaan nga à un moment donné nga toog ba nekk femme de développement. Alors voilà, je m'en vais vous inviter à vous abonner sur notre page YouTube Hann TV et n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche et liker nos vidéos. Merci beaucoup. Hann TV, télé askan bi. Hann TV. Télé askan bi.